asalaamaaleykum téléspectateur Prestige TV ku ci nekk nag namoon nga na neex nag ñëwaat na ni mu ñëwee nag dafa am doole ndax tey dafa dem ba ci plage yi ku nekk nag xam na neex nag ni muy daal di demee divertissement la waaye waxtaan bu am solo dañ ko ciy def des fois na neex nag tey ñëw ba daal di fi nga xam ne mooy Saly ñëw fii waaye nag banaa ñëw dem ci émission bi dañuy namantikoo téléspectateur Prestige yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan na neex waaye nag suñu internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaanee fu nekk ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen kontaanee neex comme ni muy demee saa su ne dañuy dem nag di dox ci plage yi wala nag di dox ci école yi wala di dem nag ci tali yi di xool ku ci nekk ana nan ngay dundee. ma bëgg ñu waxtaanee jeunesse bi parce que gis ngeen violence actuellement ni mu bëree surtout nag violence faite aux femmes jamono ji ni ki démb rey nañu benn xale bu jigéen boo xam ne ci biir liggéeyu kaayam lañ ko fekk dañ daan nemmeeku sax ne am na ñoo xam ni bu ñu leen reyee dañ leen di fekk ji. ci baar yi wala du genre ñuy taxawaal wala dara mais léegi violence bi dem na ba daf lay fekk sa biir kër dem na ba daf lay fekk si sa biir liggéeyukaay dem na ba daf lay fekk fi ngay jàngee ana yow lan nga ci war a mën a wax. Bon lépp lu ma si mën a wax c'est que peut-être que parfois xale yu jigéen yi seen comportement peut-être ñooy pousser ñenn ñi ñu créer certaines agressions yooyu noonu. Genre seen style vestimentaire genre yooyu noonu. seen style vestimentaire c'est vrai mais ana ñi nga xam ne ñi nga gis ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyi dem toog ñu ñëw fekk la fa faagaagal la rey la yóbbu sa alal bu doon dañuy yóbbu sa alal sax yam ci mais dañ lay rey yóbbu sa alal. loolu yëpp manque de sécurité rek moo am ci dëkk bi. loolu yëpp si loolu laa koy résumé. En fait c'est un plaisir ma wax ci genre thème parce que bëggoon naa am opportunité débat ci loolu. Effectivement. Parfois dañuy naan parents yi ñoo yaratul seen doom ñu dem ba màgg di def yenn yi parfois tamit mbedd bi détourner les jeunes mais actuellement ñaar yëpp am na ci droit parce que boo xoolee dangay gis léegi jeunes yi man je me dis que dangay gis ay xale yuy def CM2 ay 6e il se permet ñuy dem ci yenn lieux yi say parents di la bàyyi que tu t'habilles certainement duñu xool kii nu mu solo wala dara or que loolu yëpp parents yi dañ ci war a bàyyi kii en plus àndandoo tamit ça influence parfois parents yi soit ni ñu yoree seen doom parfois ñu manqué dara ci kër gi ñu dem di ànd ak keneen mu influencer leen nga dem gis sa morom yi def lii tu penses que yow loolu c'est quelque chose de bien nga copier loolu dem di def yooyu en tout cas daal les parents am nañ ci part de responsabilité en même temps aussi nit ki tamit moom tamit war na xool choix ñi muy àndal pour influence mu bañ ko kii. nan nga nemmeekoo alcool au Sénégal mën nañ ni 95% ce sont des musulmans mais alcool jamono ji ni ñu koy utiliser que ça soit jigéen que ça soit góor plage bi ñu toog rek boo moytuwul boo xoolee bu baax di nga gis jigéen boo xam ne day naan loolu ana nan nga ko nemmeekoo. Rafetul parce que da ngay gis léegi dans anniversaire yi les gens se permettent yor ko. di ko lii day dem ba benn kii lay doon daal benn rituel lañ ko def challenge voilà def ko challenge léegi ñëpp moom la ñuy utiliser ci anniversaire yi peu importe ak nu mu demee or que ça vraiment war nañu xoolaat comportement yi parce que dañu war a sóoraale seen rakk yi di ñëwaat parce que sinon dina dem ba continuer ñu yaakaar ne c'est quelque chose nga xam ne c'est normal dans la vie. seen port vestimentaire c'est adéquat ak plage bi ñu nekk da ngeen def jean ñi def t-shirt ñi def body terewul seen yaram génnul def ngeen habillement bu correct te teewul yéen a ngi ci plage adéquat na ak li ngeen def nan ngeen di gisee ñi nga xam ne bu ñuy ñëw plage faaw ñu sol benn culotte faaw ñu dagg benn jupe bu yem faaw ñu dagg benn robe boo xam ne dañ koy fant ba ci xol bi pourquoi pas yéen defoo loolu. loolu mën nañ ko gisee comme manque de confiance en soi on peut dire ça. Parce que nit ki c'est pas que ni da ngay sol lu gàtt rek nga nit ñi mën a xool ci yow c'est pas ça mën nga sol lu correct loo xam ne voilà nit ñi dinañ la naw ci loolu te day tax sa en plus on va te respecter kenn du la manquer respect ci parce que yenn solin yi moom mooy loolu. merci beaucoup ma belle dañ lay respecté ci loolu la ñuy daal di duggee ci beneen côté bi nga xam ne moom lañ daal di nekk nee naa la ne neex tey dafa nar a am importance parce que ay interloc laa toogal te li ñuy wax macha allah am na solo comme ni ma ko defee à ma gauche rek laa koy defee à ma droite jeunesse bi actuellement ci li nga nemmeeku li nga gis parce que dégg nga gis nga liir nga. ci fait de société yi nga xam ne am na rey gi violence yi du genre hôpitaux yi li ci am nan nga gisee suñu jeunesse actuellement parce que jeunesse bi nii actuellement ñoo war a dem gérer ji dëkk bi ëllëg
université yi école yi gis nga problème yi fi am bu ñu grèvewul ndax seen chambre yi grève ndax seen bourse grève ndax lii ba insécurité dañ koy grève ana nan nga gisee suñu jeunesse tey. dama gis que ne jeunesse tey bi dañoo sonn trop parce que le fait que ñu nekk ci dëkk bi nekk ay étudiantes nekk université normalement dañoo bàyyi yaay bàyyi papa kon sûrement lépp dañu ko waroon defal. Effectivement. léegi bu ñu demee ba foofu ñi am ay problème lekk dem bay ay grève yooyu noonu pour man loolu état bi daf see war a jug mu jàppale jeunes yi bu baax a baax a baax. nan nga gisee violence faite aux femmes actuellement. Violence faite aux femmes yi loolu moom nekkul lu rafet. parce que pour man jigéen dañ ko war a siggil jox ko cër xam li war ci moom ñu koy def te jigéen kenn waru koo toroxal aussi. jigéen kenn waru ko toroxal merci beaucoup ma belle comme ni mu ko waxee rek jigéen kenn du ko war a toroxal une vie sans une femme n'est pas une vie sans une femme n'est pas une vie donc les vies sans une femme tamit dañ ko war a respecter ma belle ci loolu rek laa bëgg nga jël une vie sans une femme tey jii jigéen ñi nan nga gisee ci société sénégalaise bi niñ ciy dundee. bon ma rokkee li mu wax dama ko ciy fekk si rek. dañuy wax ni que jigéen dangaa war a xam valeur am en fait. tu vois parce que soo xamee valeur am xam jigéen surtout maa ni que sànq li nga wax si violence faite aux femmes. yow bu nekkee góor nga xam ni que jigéen moo la jur. boo demee ba yëkkati loxo di ko teg si jigéen war ngaa xalaat ni que sa yaay mi la jur lii nii su nekkoon ne que sa papa moo noo comporté woon noonu ak moom. yow ku nekkoon yow yaa koy gis en fait. du la neex voilà daf lay def problème psychologique. exactement. dafay répercuté wu ci sa màggaay. voilà mën na laa def sa ay traumatisme. yow yooyu noonu. soo xoolee ci loolu rek war na tax sa yow. violence bi nga naroon def sax. nga bàyyi ko. nga xool ci loolu. tu vois mais léegi je me dis que nit yi léegi xoolatuñ ci loolu. en fait ñoom seen yoon nekku si. am ñoo xam ne xoolal comme si que c'est normal yow. ngay métital sa femme mais. am na ñoo xam ne duñu sa méttal seen femme dañuy gis violence yoo xam ne entre gel ak far lay doon en fait. Effectivement. loolu nag man loolu kaa la ma def parce que je me dis que c'est bizarre. mais c'est normal nga ànd ak sa copain ngeen jotee wala dara c'est normal mais dóor nàccal yooyu noonu. exactement xam nga sa genre yooyu noonu c'est normal nga ànd ak sa copain ngeen xuloo tu vois parce que loolu mënu ñàkk si relation xuloo yooyu noonu ci la nekk quoi. mooy dóor ci mbedd mi. exactement. Chafal. exactement ngeen di dàkkante relation sauvage voilà xam nga relation des fois day laaj douceur mais tamit sauvage da siy baax. mais tamit yenn violence xam nga au début mën na commencer si ay mbéj. ku jigéen ki nangul ko voilà fa lay commencer. te mën na nekk mbéj suba lu muy doon xamoo yow au début soo ko accepté mooy loolu tôt ou tard lu la def da ngay nangu. lu ma def da ngay nangu te yow mooy loolu doo ci mën dara. donc man je me dis que lépp rek au début rek lay commencer. am na yenn xale yu góor yoo xam ne boo leen tàmmalee yenn yi au début moom mooy continuer. dañuy yokk. voilà dañuy gën a yokk voilà. dañuy yokk. exactement. donc nag yokku jigéen gi yaa war a xam li ngay bañ. nga teel ko wax au début. nga ne ko lii nii comme ça tey bu la mbéyee yow yaa xam noo koy waxee nga ne ko lii duma ko nangu en fait. nga woo daal nooy réalité boo xam ni que li kii kat li ma ko def neexu ko. tu vois beneen yoon bu ko naree def sax dina xalaat li nga ko waxoon. effectivement voilà man moom violence yooyu je me dis que fa lay commencer. merci beaucoup am solo la def nee naa la tey damaa toog ak ay interloc divertissement lay doon mais nag dañ ciy jëlee njariñ comme niñ ko waxee mais nag lenn dafa am plage bi ñu toog faaw ñu waxtaanee ko parce que sànq dugg naa ci ni seen port vestimentaire tey jii nii plage ñu bari bu ñu déggee plage dañ naan deux pièces. ñëw ànd ak copain foo daaxee lañ ciy gis yéen ngeen ñëw tranquille entre copines toog ngeen boole li ngeen am ak li ngeen ñàkk am na ñoo xam ne sax plage bu ñuy dem faaw amuñu far bu am xaalis duñu dem yow nan nga gisee loolu entre copines tey ni nga ko defee. bon loolu moom ñun dañoo am suñu benn idée boo xam te ne dañuy dem tey plage entre copines def toog waxtaan et parler de tout et de rien mais. ça dépend nag parce que xale yu jigéen yenn saa yi dañuy tàmm di ànd ak seen copain di ñëw def ay 2 pièces sangu dem mais bon. yéen fii divertissement ñëw waxtaan. waaw loolu daal moo ñu fi indi. moo leen fi indi nit ku nekk daal dafa am vision wam. parce que yow li ngay xalaat ak keneen ki li muy xalaat bokkul. vraiment macha allah ba léegi da nga may joxal bébé boobu. waaw ñun idée bi ça nous est venu dañu toog classe benn jour après ñu ne pourquoi pas ñu dem plage changer tuuti air. c'est juste comme ça la ñu ñëwee nii rek vu que gëj nañ man je me dis que ni Saly laa dëkk mais
je peux rester 1 an yoo xam ne du ma teg sama tànk fii. Sérieux? Sérieusement donc c'est pas forcément moo tax man parfois damay dégg ñi naan boo demee plage habillement et tout c'est vrai am na mais loolu ku nekk ak ni muy gisee gis-gisam la rek ku nekk loo def rek peut-être moom loolu moo baax peut-être moo tax mu def loolu. mais peut-être am na beneen réalité bu fi nekk c'est pas forcément da nga war a sol sa mini jupe nga ñëw plage ànd ak sa copain non mën nga fi ñëw boo bëggee jàng en plus fii soo toogee si kër gi di nga am déjà tranquillité nga mën a réviser booy jàng et tout sans kenn déranger la en fait donc mën nga fi ñëw pour def yooyu c'est pas forcément pour sangu wala pour ànd ak sa copain donc. macha allah ngeen def seen tenue seen port vestimentaire macha allah. respecté nañ leen aussi ngeen ñëw ci plage boo xam ni yéen a ngi toog divertissement te teewul calmement vous êtes sexy et aussi tamit belle nan ngeen gisee boo déggee rek dem plage ni gars yi di solo ni gars yi di demee bu ñu àndut ak copain sax bu am xaalis tuuti du ñu dem yow nan nga ko gisee tey. ah man dama ko gisee que plage jëmukaay la. teg si jëmukaay la boo xam ne ñëpp fa la ñuy dem. comme booy dem da nga war sol loo xam ne mooy loolu bu ñu la gisee dañ lay naw imagine nga ñëw tey fii sol loo xam ne waroo ko sol da nga gis ñoo xam ne nañ toog fee dañ jéem di wax si yow. te pour loolu yaa ko war a bañ sa bopp teg si jigéen da nga war a am fulla xool sa ni ngay soloo ba ku la gis dala si naw tey. xam nga tey boo leen ñëwoon fekkee ñu toog sol naka su dul noonu xam nga mooy loolu tey ñu nar a feeñ ñëpp di ñu gis. nañ ne ah ñii mooy loolu. moo tax loolu dañ si war a xool bu baax a baax ndax milieu booy dem xamoo ko la fay fekk. dëgg la surtout ça. macha allah. li nga wax moom am na. xam nga plage moo nekk lieu boo xam dafa calme en fait. dafa calme dafa paisible. tu vois donc bu nekkee ne que yow da ngaa soxla benn moment boo xam ne da ngaa bëgg a nekk toute seule. genre boo nekkee koo xam ne daal da ngay stressé tout le temps. c'est bien des fois aussi nga ñëw plage. toog xalaat yow kese tu vois mooy loolu dafa lay permettre daal nga firi nekk à l'aise quoi. nga ñëw nekk nag ci fin émission bi dañuy joxe conseil et aussi tamit ce que vous pensez dans la société sénégalaise aussi tamit seen dernier mot ni ngeen ko xalaatee parce que nee naa la ay interlocuteur laa toogal tey après ñu daal di yëkkati ci jotaay bi rek joxonte rendez-vous beneen yoon xam naa nag du ñàkk dañuy ñëw man ak yéen fii ni plage parce que yéen fii ngeen dëkk yow nga ni 1 an. yow ñun nga bëgg a dàq nga ni 1 an doo ñëw plage ñun nga bëgg a dàq ci plage bi léegi ci yow laay njëkkee nga joxe sa dernier mot ak sa conseil ak aussi tamit ni nga gisee société bi ñu daal di koy def autour du table rek daal di yëkkati jotaay bi. d'accord man damay adressé ak samay moromu jigéen. juste pour leur dire que ni nañu joxe lu ñu am si ñoom. pour réussir. parce que seen parents yi ñu ngi sacrifié wu def tout pour ñoom ñu réussir. ñu xalaat tamit ne ëllëg ñoom tamit dañoo war a yor seeni doom te ak jamono gi fi mu toll bëgg-bëgg yi day gën a bëri ñu bañ a dépendre ci benn góor ñu joxe li ñu mën le maximum réussiral seen bopp amal sa bopp dara dàq ko ku la defal nga defal sa bopp ku la defalul nga defal sa bopp. bon man damay compléter si li Astou wax bon di wax ak xale yu jigéen ñi ñu bàyyi xel bu baax. parce que société bi dafa doy waar léegi nii. waaw voilà. sacrifice yi bëri na parents yi lu nekk la ñuy daj pour ñu réussir. voilà nañ si bàyyi xel daal. compléter Clotilde li mu wax rek. que ni jigéen dafa précieuse. moo tax dañoo war a mën a moytu lu bëri. xam ne ñaar loxoy takk tubéy mais ñaar loxoy takk sër ñu amal suñu bopp fulla bu baax mooy loolu daal te moytu xale yu góor yi. sama copine lu ñu wax rek. donc presque ñoom wax nañ lépp en fait. donc man xam naa tout tey laa ci dool mooy ni que ñun jigéen ñi léegi. dañu gën a xam suñu valeur. effectivement gën a respecté suñu bopp. parce que soo respecté wu sa bopp en fait benn góor du la respecté. effectivement loolu donc la amoon la. Coumba Baro comme niñ ko waxee rek nee naa leen tey sama na neex dafa neex trop ba pare dafa am li nga xam ne mooy waxtaan divertissement macha allah comme ni ñuy waxee rek dañuy daal di bégal ki nga xam ne moom mooy Omar mu ngi ñuy seetaan depuis instant ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu kooku nga xam ne mooy Diarra mu ngi ñuy seetaan yéen ana ngeen ñoo leen di seetaan yéen. waa Mbour ñu ngi leen di seetaan waa Saly waa Ngexox waa Thiès ñëpp a ngi leen di seetaan merci beaucoup ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan na neex nag tey nii la daal di demee dañ leen di jox rendez-vous rek beneen samedi ñu ñëwaat fii ci plage bi waxtaanee ko ndax tàngaay la ñu nekk ngir divertis leen tàngaay bi nii brise de mer bi dañuy bëgg ngeen koy sentir yéen ñi nga xam ne yéen a nekk seen salon seen salle foo leen mën ci nekk rek di ñu seetaan ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax na neex dikkati na je vous donne rendez-vous samedi prochain inchallah merci beaucoup bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye.